salaamaaleykum mbokk Fatick maa ngi leen di remercier ci seen mobilisation xam naa ne yombul ngeen bàyyi seen yite waaye dama jàpp ne yéen jarale noonu la leen ko jarale moo tax tey ngeen ñëw teewee bis bi nga xam ne dañoo bëgg ñun waa coalition avec liggéeykat yi wax lan la ñu yéene lan la ñu bëgg defal waa Fatick maa ngi remercier suñu notable yi fi ñëw fekkee si suñu jigéen yi suñu yaay yi suñu sœur yi suñu papa yi suñu frère yi bàyyi seen yitte pour ñëw jàppale ñu ci bés bi mais jàppale surtout seen bopp ndax dañoo jàpp ne Fatick ñun ñëpp la yitteel Fatick nag gis ngeen ne temps yi bëri na ay xumbaay yu bëri ba démb rek gis nañu ni ñu mobiliser parce que dafa am autorité suprême du pays bu fi ñëw ak yeneen autorités yi ñëw ci biir dëkk bi tuur fi xaalis bu bëri waaye gis nañ ne xaalis lu mu bëri ci dëkk bi amul benn infrastructure bu baax donc est-ce que Fatickois yi xaalis bu ñu leen di jox chaque jour moo leen gënal wala dëkk bi changé moo leen gënal loolu mooy question bu may poser donc ñu war a am dëkk bi changé moo ñu gënal mënuñu continuer di gis ay autorité di dawal ay oto yoo xam ne amul ci benn dëkk ci Afrique di dawal yenn oto yoo xam ne même ay président français wala yeneen dëkk duñ ko dawal ñoom ni ñu nekk ñoom ci seen biir amul benn autorité pays développé bu mel noonu ci seen koom-koom donc Fatick mënuñu gis koom-koom bu toll noonu ñu koy gis chaque jour ñuy distribuer alal bu toll noonu ci biir dëkk bi waaye dëkk bi mënul changer donc loolu moo war a mun a tax ñun ñu jël suñu responsabilité ndax ñun ñi nekk jeunes ñi nekk ci coalition avec liggéeykat yi dañoo ne mënuñu dem ba nekk ay mag ba nekk ay kilifa suñu dëkk dara changé wu fi donc ñun ñoo ko war a soppi ñun nag li ñu bëggal Fatick mooy bëgguñu suba ñu naan ah ñii de ñoo fi tabax lii étage yi la ñu amal seen bopp oto yi la ñuy dawal ñun lu ñu bëgg mooy ñu ne ah ñii ñoo tabax Fatick ñii ñoo soppi xar kanamu Fatick li ñu bëgg mooy d'abord commencer par domaine santé am na ku ko fi wax sànq ba ñuy nekk xale la ñu commencé di xeex pour Fatick am hôpital régional te 25 ans ba léegi hôpital régional de qualité amaguñu ko donc ñun buñ ñu dénkee reenu dëkk bi dinañu def en sorte que domaine santé Fatickois yi duñu daw di dem ay Kaolack ay Dakar juste pour def ay scanner wala yenn yi wala boo amee urgence doo mun a dem fii ci hôpital bi ñu jël la en charge domaine éducation aussi dinañ def en sorte que école yi nekk Fatick lycée collège yi yëpp ñu am équipement yi ñu war a am ñun ba ñuy nekk lycée bi amoon na laboratoire technique bu normal mais gis nañ ne léegi lycée laboratoire bu normal sax amu ko fu mu ne nii lycée dem nañu ba maire bu fi nekk ab toilette lay inauguré boo demee ba lycée toilette rek nga fa mun a inauguré munoo fa def ay laboratoire xale yi jàng science doon ay ingénieur ay médecin loolu mooy kon da nga lajj ci domaine éducation ñun donc dañoo bëgg investir ci li nga xam ne moo wër nit ki donc muy capital humain lépp luy dem ci formation santé éducation wërgu yaramu nit ki ñun foofu dañ fay investir léegi bu ñu weesoo loolu dëkk bi li ñuy wax infrastructure aussi dëkk bi xar kanam bi dafa war a changer Fatick marché bu normal rek sax amu ko ay cantines yu ndaw ñoo fa nekk boo gisee tailleur yi ci cantine yu ndaw yi ñu nekk sa yaram dafay daw li ñu ne mooy marché niruwul sax marché da ngay dugg ay lënd ngay gis ci kaw da ngay bu tawee marché bi yëpp day fees ak ndox marché bi rëyul rëyaay boo xam ne képp kuy commerçant war nga ci mën a liggéey daan ci sa doole donc ñun marché bu bees tàq la ñuy tabax en 5 ans
dinañ leen tabaxal marché boo xam ne dina respecter les normes waxuma norme hygiène u Sénégal de mais les normes internationales marché boo xam ne dina am espace dina set te ku si nekk di nga mën a jaay ni mu waree ndax Fatick du Dakar Fatick am na espace man mun naa comprendre Dakar ñu am ay cantines yu ndaw ndax Dakar amul espace mais Fatick li fi nekk ci espace li fi nekk ci building administratif yoo xam ne dañoo vétuste gis nañu ancienne police bi ancienne gendarmerie bëri na espace yoo xam ne ay bâtiment yu màgget rek a fa nekk mais lu tax du ñu yaatal dëkk bi dafa ay marché yoo xam ne xale yi dinañu am fu ñu liggéey normalement waaye nag lii ëpp solo ci suñu projet de société mooy naka la ñuy régler xëyu ndaw yi nag mënoo ko régler te amoo usine yàgg nañ leen promettre usine ne leen usine u Mbiskit dina ñëw ñu toog di xaar yaakaar ne ay milliers de jeunes dinañ am emploi ba léegi gisuñ dara donc ñun li ñuy njëkk a régler mooy dinañu def partenariat avec des pays yoo xam ne dinañu permettre ñu am des usines pour ñu employer le maximum de jeunes investisseurs nag boo ko bëggee attirer il faut que sa dëkk attirant Fatick munoo fi attirer nit même fonctionnaire boo ko fi affecté que mu doon hôpital wala feneen bëggul fanaan Fatick bëggul fi passer la semaine donc il faut que dëkk bi attirant ba pare investisseur mun a ñëw ñu am aussi possibilité démarcher un investisseur pour xale yi am liggéey xale yi mënatuñu continuer di contenté wu ci dawal ay moto Jakarta di def ay accident te duñ ci gis seen bopp donc il faut que ñu am des vraies usines une vraie économie vrai koom-koom li am ci dëkk bi Fatick alal du fi circuler à part alalu politicien rek a fiy circuler waaye vrai koom-koom mooy nit di jaay am ci koom-koom nit di yëngatu ci métier am ci koom-koom amul ci dëkk bi lu dul alal bi politiciens yi di distribuer dañuy naan nag nit jàngal ko ni muy nappee moo gën chaque jour di koy jox jën donc ñun bu ñu ñëwee dinañu permettre jeunesse bi ñu am vrai emploi vrai koom-koom am ci dëkk bi donc ñu ngi leen di ñaan ñun ay ndaw yoo xam ne la politique ñun ngir alal moo tax ñun ñëwuñu pour di leen promettre loo xam ne mënul nekk ñun dañ leen di naan da ngeen di ñëw ànd ak ñun ñu liggéey dëkk bi parce que suñu biir ay liggéeykat rek a ci nekk amul kenn ku am métier politique sànq ñu ngi présenter mon frère Alioune Gueye c'est le plus jeune investisseur de la ville de Fatick alalu boppam la jël di ko investir te wóor na ne bu fekkoon koom-koom rek la bëgg mënoon na ko def Mbour wala Thiès wala Dakar waaye bëgg dëkk bi moo tax mu ñëw investir fi koom-koomam donc ñu jàpp ne ñun duñu ay politiciens de métier ñun dañoo ñëw dugg ci politique bi pour defar dëkk bi ñëwuñu pour amee fi alal politique nit waru ci am alal ndax xaalis boo xam ne maire bi jaay caaf kii jaay marché jën moo dajale ñëw dénk la pour nga defal ko marché defal école pour ay doomam nga jël alal boobu di ci enrichir sa bopp ak sa njaboot loolu normalul politique nit waru ci am alal politique da nga koy def ngir nga régler problème mu société bi am ay école de qualité am des hôpitaux de qualité am ay mbedd ay yoon de qualité ñun nag bu ñu jëlee dëkk bi xar kanam bi dina changer am na programme bu ñuy ooyee Fatick ville verte mooy Fatick yëpp day am verdure dañuy def ay garab partout dinañu def des espaces de détente pour les jeunes Fatick jeunes yi amul fenn fu ñu mun a doxantu fu ñu mun a amul sax ay espace yoo xam ne xale yi mun nañ fa am des manèges wala ay fu ñu foowee donc espace yooyu yëpp ñun dinañ ko créer parce que Fatick am na espace quartier bu si nekk war nañu mun a am ay espace de détente donc xar kanamu dëkk bi lañ bëgg a changer dëgg moo tax ñu ne dinañu jóg dox depuis des mois ñu ngi waxtaan ak askanu Fatick dinañu continuer loolu ci campagne bi dugg ci kër yi expliquer leen lan mooy suñu projet temps bi moo xat moo tax dugguñu ci détail présentation yi ñu préparé woon yëpp mais dinañ ko préparer présenter ko ci réseaux sociaux yi génne documents yi nit yi xam ne ñun vrai projet la ñu am pour la société de Fatick ma leen di remercier di leen jaajëfal encore